Pour plus de vidéos replay, abonnez-vous sur la chaîne YouTube TFM. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di rafetlu seen ànd ak télévision Futurs Médias ni ñu ko junjëwoon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yàkkale gi dooree xibaaru timis yeeg lu ñeel dogal bi bàyyeekoo ci njiitu réew Macky Sall jëm ci proclamer état de catastrophe naturelle ci diwaanu Kees ak ci Ndakaaru lam ci jublu moo di fexe ba wàññi lii di coronavirus beeg ni muy lawee ci réew mi loolee nag tax ministre de l'intérieur mi ñu sant ngir mu doxal ko di xamle ne lu aju ci couvre-feu boobee amoon ci diwaanu Kees ak ci Ndakaaru dañu koy wéyal ba ñaar fukki fan kon ci weeru février atum 2021 dogal yi nga xam ne jël nañ ko bokk na ci di tere nit kuy dox diggante 21h ba 5h du matin ci la couvre-feu bi di jeex tere nañu it ay manifester ak ay rassemblement ci voie publique yi tere it lu aju ci réunion publique ba tey ci dogal bi nee nañu bépp réunion privée lu ci mel ni ngénte yeeg ceet yeeg takk yeeg manifestation yi lal mbiri diine fu ay mbooloo di daje dañuy wéy di ko tere ay rassemblement it yoo xamante ne ji mbooloo dañ fay fekki lu ci mel ne ci hôtel yi wala ci salle spectacle yi ba ci barab yi ñuy faral di feccee baar yeeg café yi ak salon de thé yi ba ci plage yi dañ fay tere ay daje naka noonu it luuma yi ak terrain ak it salle de sport yi lu ni mel jëwriñ gi nga xamante ne ji moom la ñu dénk kaaraange réew mi di xamle ne li ñu santaane woon ci colum masque yi dañu koy wéyal mu di barab yi nga xam ne dañ leen di dippee ay lieux publics wala privé lu ci mel ne ci mbedd yi waaye service administration publique wala privé loolee santaane nañ ko fay dem nga sol masque barab yi ñuy jëndee ka jaay ci transport en commun yi di wote yi nga xam ne ñëpp cay bokk transport privé yi képp ku yor sa oto bu fekkente ne ñu nekk ci oto ba ëpp nañu ñaari nit sant nañu kenn ku nekk ci ñoom ña ci oto ba kon ñu daal di sol masque lii mooy communiqué bi bàyyeekoo ci ministère de l'intérieur. ni ma ko waxee sànq couvre-feu bi day wéy ci diiwaanu Ndakaaru ak ca Kees ba samedi ñaar fukki fan ci weeru février atum 2021 ñu ñëw fii ci Ndakaaru askanu Ndakaaru ñu laaj leen gis-gis bi nga xamante ne ji amee nañu ko ci dogal boobee kon bàyyee ko ci kilifa yi réew mi ñu ànd ci reportage boo xam ne Abdoulaye Diop ak Diafara Ba defal nañu ko. couvre-feu bi nga xam ni gouverneur bu Dakar ak bu Thiès ñoo ko yokkoon tey ci talaata ji lay jeex waaye ki nga xam ni mooy secrétaire général bu gouvernement bi couvre-feu boobule. jeexul li ko tënk mooy loi bi ñu def ci catastrophe sanitaire yi ndogal googule nag nekk na lu neex mag ñi. day mag ñi li nga xamante ne moo la couvre-feu bi dañu bëgg ñu xal kaa yëgal tuuti rek mais gën kaa yokka parce que am na njariñ mais dafa teel parce que ñun tamit geewe gi dañoo julli geewe dem fatu ji mag yi ngor moom ñëpp ñoom boom ba julee geewe ba pare geewe rek moo lañ téy si biti. couvre-feu bi nag moom man dérangé wu ma ndax man guddi gi damay tëdd. bëccëg bi nag su ma xëy damay doxi samay soxla xanaa liñ naan génn bi daal génn bi ak yooyu ndax feebar bi bari na génn bi rek laa ci xalaat. bu mag ñi gërëmee loolu ci beneen wàllu wi couvre-feu bi ñëpp ànduñu ci. dañ ko fi waroon a yemale tey ndax fi ñu toll nii maanaam ñëpp nekkul ne ñëpp ñoo bokk situation parce que am na ñi nga xam ne dañuy liggéey guddi am na ñi nga xamante ne bëccëg la ñuy liggéey. ñoom niñ santaane ñu ngi koy def. fii toll nii nombre de places yi ñu doon wax ak oto yaay nii di yeb ba fees mais feebar bi doxul guddi tamit aussi quoi bu fekkoon guddi lay dox sax ñu mën a wax mais lu doxul guddi. en plus génération bi sonn nañ ay affaire de couvre-feu nii ay affaire de corona yooyu yëpp c'est vrai am na mais am na lu ko jiitu fuuf xam nga sunu yaay yi ñu ngi sonn sunu papa yi di sonn sunu rakk yi. kii di secrétaire exécutif Ligue sénégalaise des droits de l'homme di Alassane Seck mi ngi ñaan nguur gi mu leeral sénégalais yi ci jàngoro ji moom sax jàpp na ni mën nañ fi teg couvre-feu bi bu fekkee dina mën a wàññi ñi am jàngoro ji wala sax mu dindi ko fii. couvre-feu boobeeg coow leeg ñol-ñol ji li ko jur mi ngi tukkee ci coronavirus di mbas mi ñuy dundee ci réew mi corona boobee dugg ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñoo ngi fa doon wax ñaari cas yëf yi yokk na ba yegg kon ci ñeenti cas bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi bàyyeekoo ci médecin chef service médical ba fa xam le na it ne ñuy woowee ay cas suspect di ñuy njoxtal wopp ji seenub lim jéggi na juróom fukk reportage Mamadou Fall Mohamed Dieng. situation bi mu ngay gën di garaaw ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru cas yi jóge ci ñaar ñëw ci ñeent ko ci nii lu ëpp juróom fukki étudiant kon ay cas suspect lañ jamono ji ki nga xam ne di médecin chef bu service médical. ci ñeenti cas yu positif parallèlement aussi cas positif yooyu ñi nga xam ne nekkoon nañ en contact ak ñoom
on a testé li ñuy mën a xayma daal dina yegg normalement ci 57 normalement lu mu dee dinañ testé lu mu dee 50 ñoo xam ne ay cas suspect wax ma lay cas contact. ay cas yoo xam te ne jël nañ leen en charge ngir kon rek jéem a freiner nga xam te ni moo di virus bi waaye mën na exploser ci jamono ji ne ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru. situation bi moom wax dëgg yàlla diggante samedi ak léegi benn cas après 4 cas après plus de 30 cas suspects donc ça peut exploser à tout moment ça moom je vous dis. bu weesoo li nu mel moom situation bi maîtriser nañ ko di gis-gisu professeur Mor Ndiaye mu yokk ci ne amal nañ protocole goo xamante ni muy na leen may rek ñu yeggali tranquillement. dem ngeen ESP gis ngeen ko fa xew amul ni ñu ko waxee yéen teg ngeen ci seen bët amu fa nit ñaa ngi dem ak dikk l'essentiel que yi ñuy sonn nit ñi mooy nanu respecté mesure barrière sol seen masque di raxasu bañ nuyoo beeg bañ a gambisoo yeeg bañ a rassemblement yeeg groupement yi te di respecté mesure barrière. cours yi ñu ngay wéy ca UCAD rawatina ca ESP ndaxte classe bi nga xamante ni foofu la ñu nemmeeku cas Covid yi moom tëj nañ ko yokk ci ne rek ab réunion amal nañ ko ci ministère de l'enseignement supérieur ngir xool nees def rek ba mën a fànq virus bi ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru. Mamadou Fall des ba léegi ci mbas mi ak xayma bi nga xam ne am nañ ko ci bëccëgu tey gi mu di bilan bi jugee ci ministère de la santé ak action sociale niñ ko xamle moo di ci junni ak juróomi téeméer ak fukk ak juróomi test yoo xam ne def nañu ko génnee nañu ca téeméer ak fanweer ak ñaari doomi aadama yu amee coronavirus gis nañu it fukki doomi aadama yu ñàkk seen bakkan ci 24 heures yi ñuy génne ci mbas mi cas coronavirus yi ak ni ñu tëddee fanweeri ak juróom-benn ay cas contact lañu tey amuñu cas importé maanaam cas bu jóge bitim réew dugg ci réew mi waaye téeméeri cas communautaire yu manqué ñett kon ña nga ca ñu jàppit ne ñi nga xam ne dañoo nekk ci loxoy docteur ñu leen di faj seenub lim ba ñu war a génn kon seenub lim toll na ci 24 heures yi ñu génn ci téeméeri malade ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent waxtaane ba coronavirus bi ki jéego yi mu def ci weeru janvier gi nga xam ne moom la ñu nekk seetlu gi moo di lim bi jéggi na daye lool ndax ci weeru janvier gi nemmeeku nañu téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaari doomi aadama yu ñàkk seen bakkan ba tey ci weeru janvier gi ñu nekk gis nañu it lu jege juróom-benn junni doomi aadama yooyu amee nañu wopp ji ñu ànd ak Ibou Kane ci ay leeral. mbas mi di coronavirus mu ngi wéy di lëmbee ci Sénégal bi fi jàngoro ji duggee ak léegi ci weeru mars atum 2020 Sénégal musula wàññi lim gu ni toll ci ñu ñàkk seen bakkan ci diirub lu manqué benn weer téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaari doomu aadama mbas mi faagaagal leen ci biir weeru janvier gi ñu nekk janvier googu sax ñu jàpp ne ay record yu bari ñoo ci ne moo xam ci wàllu contamination yu bees la wàññi nañ juróomi junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benni cas yu bees ña ca ñàkk seen bakkanit jéggi dayoo ci semaine gi ñu génn ñu toll si juróom fukk ak juróom-benn fukk yi ak juróom-ñeent ci week-end gi rek la leen mbas mi faagaagal ñi nga xam ne ñooy laam-laamee ndax feebar bi am naam déet nañu bàyyi seen xel ñaareelu vague coronavirus mu ngi ci réew mi te bu ñu sàgganee dina gën a jéggi dayoo bu njëkk bi donte jàngoro ji mu ngi wéy ba léegi di law teewul ñenn ñi dëppoowuñu ak mesure yi ñi digle ngir ñàkk sa bopp ci virus gi ñenn ñi duñu takk masque wala sax ci sikkim yi lañ koy bàyyi naka noonu distanciation physique duñ ko respecté jamono ji nag aar sa bopp aar itam ñi la wër loolee ñépp la war a soxal takkum masque bi naka noonu waaye rawatina distanciation physique bi te itam ñuy raxas loxo yi ngir ñàkk suñu bopp ñagaale ñi ñu wër ci mbas mi. Pierre Diouf mooy njiital AMICA agence service d'hygiène yi gis-gis bi nga xam ne am na ko ci lu gën a ñoŋal xeex bi ñuy def jëmee ci coronavirus bi moo di daal nañu ci dugal ñi nga xam ne dañ doon liggéey service d'hygiène ba yàlla def ñuy retraité gis na ne danañ ca mën a jàpp yemu ca ne it bëgg-bëggam mook amical gi mu jiite mooy ñiy liggéey ci service d'hygiène ñu gën leen a fulal seenub salaire ñu gën ko yokk bu ñu leen mënta yemale soldat it ñu jege ko ñu déglu ko moom Pierre Diouf ci micro Abdoulaye Diop. jàngoro bi liñ ci mën a wax gaaw na gaawaay boo xam ne il faut nit ci delluwaat jël matukaay yi leen waxoon suñ ko defulee dinañu sonn parce que lu tax dinañ sonn jàngoro bi fajam dafa jafe surtout nit ci suñu teelu dem hôpital mais loolu yëpp mun na bañ a am su fekkee ne nit ci jël nañu matuwaay yi leen wax maanaam respecté li ñuy wax mesure barrière maanaam sol masque bi raxas loxo yi moytu booloo bu bëri bi jaxasoo yu bëri yi vraiment loolu suñ ko defee
am nañ yaakaar ne jàngoro bi mën na fee jóge te loolu pour ñu def ko il faut ñu jiital ñi nga xam ne loolu moo doon seen liggéey maanaam ñu mel ni service d'hygiène loolu mooy seen liggéey yàgg nañ ko def kon nag parce que yàgg nañ ko def wane nañ ko ci ay fànn yu bëree bëri donc yaakaar naa ne tey jii suñ leen woowaatee ñu jox leen liggéey bi nañ ko mën a def ni nga xam ne noonu la gën a baaxee. dañu ne dañuy redynamiser les services d'hygiène Sénégal ne du ma yem ci redynamiser rek mais dama leen di militariser donc recrutement au même titre que les policiers donc suñu génnee dañuy war a fay au même titre que ces gens là parce que du ñun ñoo ko wax mais ñoom ñoo ko bind ay décret signé ko. ci diwaanu Sédhiou seetlu nañu ne ñu bari ci askan wi daal daanaka desee nañoo gëm bu baax a baax woppi coronavirus ji la mu jur mooy ñu bari ci ñoom dañuy sàggane geste barrière yi ñu santaane ngir moytu ko duñu gis ñuy sol masque taxawaay beeg mooy tonte beeg raxasu bi des na loole nag kilifa diine ya fa bëgguñu koo seetaan ku ca mel ne ki nga xamante ne ji moo di Thierno Abdourahmane Bari di xalifa général bu Bogal ci ay kàddu yu mu yëkkati jagleel ko askan wi di sàkku ci ñoom ñu bàyyi xel wopp ji dogal yooyu ñu jël sax bokk na ci gàmm gi ñu doon faral di amal foofee at mu nekk nee nañu dàq nañu ko ba jëmi jamono ngir wàccoog rek li nga xam ne kilifa yi santaan nañu ko ngir moytul lawal coronavirus bi diwaanu Sédhiou Bakary Konté. ñaareel vague Covid-19 fu mu nekk nii fii ci diwaan bi mu ngi def ay dégâts yi mag ci région bu Sédhiou ba léegi am na ñoo xamante ne ñoom nag gëmuñu ba léegi ni feebar coronavirus am na wante nag xalif général bu Bogal di Thierno Abdourahmane Bari ci benn point de presse bu mu doon amal fii ci këram moom nag lu mu wax nag mooy feebar coronavirus lu am la te mu ngi def ay jéye. feebar bi ku wax ne amul. xam naa sa àlluwa gàtt na. sëriñ bi mu ne kon dafa xam ne yow sa aliwa soriwul. su du doon loolu. bu doonutoon loolu. wax naa ko sànq. sëriñ bi mu ne wax na ko sànq. tubaab. pour am dara. ak seen xam-xam. ak seen sawarte. su fekkoon ne. ki wax ne. feebar bi du dëgg. su fekkoon ne. seetlu woon na tuuti. dina xam ne feebar bi egseegul ci moom de. feebar bi egseegul ci moom de. waaye feebar bi moo am na. feebar bi moom am na moom. bi yëf yi nag yëngoo. nag. ci biir réew mi. ñu ut ci dal. ñu jàpp ne. nañ toxal. ziyaare bi ba jëmmu jamono. gàmmu annuel bu Bogal lool sax moo tax mu ngi daan koy reporté le 25 février lañ ko war a amal wante nag dañ ko reporté ba beneen jamono loolu nag Thierno Abdourahmane Bari di xalif bi moo ko xamle loolu yëpp mu ngi ñaax fidèles yi ak sénégalais yi yëpp ñu daal di respecté mesures sanitaires yi. feebar bi. waaye nag feebar bi. feebar la boo xam ne. dañ ñu tegal. lan lañ koy moytoo. dajaloo. daje. dox. te defoo masque. àndul ak masque. doo raxas sa loxo. jegewante. sart yii la docteur yi indi. teg. ñu ne nii lañ koy doxalee. ndax yàlla musal ñu ci. grande mosquée bu Bogal dugal nañ ci lu ëpp ci 1 milliard de francs CFA ba léegi nag ñu ngi koy tabax sëriñ bi nag moo dugal koppar yooyu ba tax na nag taalibe yi daal di saisir occasion pour ñaanu bonne volonté yi ak gouvernement bi ci programme modernisation des cités religieuses mu daal di jàppale sëriñ bi pour mu mun a jekkali liggéey yi. fii Femmes en Action. turu projet la boo xam ne ña ngi ko nas ca diwaanu Fatick li ko tax a jóg mooy jigéen ñi yëngu kon ci njënd ak njaayum kaay ma kaayat ñu naan ko secteur informel ñu seet nuñ leen taxawoo ndax seetlu nañu ne ci jamonoy mbas mi ñu bari ci ñoom seenub liggéey dafa am cooxe gu mat sëkk ngir nag mu bañ a metti ci ñoom moo waral ñu teg projet bu ni mel amal nañu siiwtaange gi ca diwaanu Fatick Aminata Goudiaby. crise économique bi nga xam moom la coronavirus bi indi nag daanaka secteur yu bëri la laal njaay mi nga xam ni jigéen ñu bëri ñi nekkee ci région bu Fatick ci li ñuy yëngatu daanaka mucc ci moo tax nag alliance des jeunes filles et femmes leaders de Fatick bëgg a ñëw jàppale jigéen ñooñu gannaaw ba nga xamee ni crise bi sonal na leen trop. mais dañuy accompagner ay femmes dañuy accompagner ñi nga xam ne corona bi da leen laal financièrement ñii dañuy jaay jën ñii di jaay di transformer ñii nekk ci restaurant yi ñii nekk ci marché bi di jaay di am ay revenus journaliers dinañ aussi def formation en transformation des fruits et légumes ak transformation des produits locaux. waaye laataa dara di xew nag ñoom ñii seen projet boobu dañ ko tàmbalee ay séance de sensibilisation marché central bu Fatick bi nga xam ni fa la jigéen ñi di gën a dajaloo dem nañ fa joxe fa ay masques ak itam yeneen produits yoo xam ne mën naa xeex feebar bi. tey dañoo war a dugg ci marché bi di leen encourager encore di leen sensibiliser di leen ne ku nekk na porter sa masque ndax ñu sauver des vies ndax nag buñ ko waxee buñ ko waxul corona baa ngi fi. loolu nag ñi ngi ko amal ci ndimbalu centre d'études et coopération
coopération internationale di CECI jaarale ko ci projet bi ñuy woowee voix et leadership des femmes au Sénégal. lii nag dafa nekk programme boo xam ne CECI ñoo ñu accompagner pour 3 mois fii ba 3 mois dañuy am ay activités yoo xam ne nag du nekk rek activité boo xam ne lutte contre corona kese. ñoom nag activités yi fas yéene nañ koo def ci diirub ñetti weer alliance des filles et femmes leaders bu Fatick nag ñoom li ñu bëgg mooy xeex ndóol ci seen dëkk rawatina ci li nga xam ni moom moo laal jigéen ñi. coronavirus bi ak ni muy lawee tax njiital entreprise yi di seeti pexe mu ne ñoo ngi koy nas ngir seen liggéey di dox na mu ware ñu boole ko kit wàccu ak li ñu santaane mu di dajaloo yi loolee indi lii di télétravail yenn ci entreprise yi gis ne la mu leen di jural nay résultat baax na baax goog sax gis nañu ne bu ñu tàggoo corona bi lu jar a bàyyi xel la ngir wéyal ko wéyal xeetu liggéeyun woowee reportage par Fara ñi nga Ahmadou Ba. ay chaise yoo xam ne kenn togg ci ordinateur yu ñu fay lu ëpp ci xaaju liggéeykat yi société bi ñoom télétravail la ñuy def stratégie bi nu mel ci jamono ji nga xam ne jafe-jafe yu métti ci wàllu Covid la ñu nekk lépp rek ngir arrêté lii di coronavirus bi. dañu jënd ay ordinateur portable yu bees jënd également ci Sonatel ay Flybox pour ñu assurer au moins le service par rapport à internet donc bi yëf yi continuer di gën a metti tuuti. dañu tëj carrément bureau bi pendant 3 mois ñun ñëpp suñu kër lañ daan liggéey et dans les mêmes conditions presque parce que am nañu ay outils des outils yoo xam ne d'ailleurs tout le monde a accès mu ngi ci internet bi bu ñu permettre ñu mën a superviser liggéey bi dans de bonnes conditions. leen outils yu ñu soxla yëpp pour mun a def liggéey ba mu baax et alhamdulilah bu ñu defee loolu ba léegi ñu ngi gis ne que ñoom li ñu doon liggéeyee foofu li ñu doon liggéeyee fii ils étaient productifs. mais bi ñu nekkee seen kër ba léegi dañuy gën a liggéey. ba mbas mi duggee ci réew mi ba léegi ndaw si ragal bu baax a baax am li nga xam ne moo nekk coronavirus ak mbir yi ni muy wàllantee te gaaw lool tax nag moom muy def télétravail te li nu mel da cee taxaw tëmm daal di koy respecté jàpp ne am na njëriñ. ñu ngi koy def bu baax comme ni ñu ko doon defee ci bureau bi et aussi que ne ni ñuy liggéeyee ci kër sax. li ñuy liggéey ci kër moo ëpp que li ñu doon liggéey bureau man je trouve man sama bopp parce que mën nga jël par exemple sa pause au lieu nga génn doo génn donc da ngay toog sa wetu machine di def sa ay suivi si yi nga xamante ne dafa am par exemple da nga ko war a suivre ci journée bi donc loolu lépp pause bi au lieu ngay génn ci biti. ci ñaari écran yi société bi ci lay contrôler à distance lii di personnel am daal di xool tamit li nga xam ne moo nekk njëriñ bi. ñu dimbale ci suñu liggéey ngir xam ku ci nekk boo nekkee sa kër naka ngay liggéeyee daal dañuy permettre ñu lay mën a di surveiller. ku ci nekk sa kër am nañu possibilité xam exactement naka ngay liggéeyee foo toll ci liggéey bi. système bu dox la ñu jàpp ne doon koo war a wéyal. te comme amul conséquence sa liggéey bu ñu ko doxalee ni ñu ko war a doxalee je pense que société yu bëri war nañu ko mën a def. am na ñoo xam ne nag la nature de son activité tax na duñ ko mën def. grâce ak nouvelle technologie ak plateforme yu bëri nekk sa kër daal di connecté di daal di liggéey jàpp nañ ne moom moo gën a ëpp njëriñ na nga xam ne noonu lañ dem doxalee di dem ca entreprise ba ñëpp dajaloo fa. waxtaane wàllu tàggat yaram ak basket lu aju ci national 1 ci wàllu góor ñi fii ci Sénégal AS Douane basket na ak kii di ISEC sport. ca boobule match nag ñu ràññee ca ki nga xamante ne ji day soog a dikk ci club bu AS Douane di Cheikh Bamba Diallo wane na fa boppam bu baax a baax nee na du ca yam am na yéene ju yaatu daal ngir club bi ko fa mu fare yees Cheikh Sadi bu jara ciy leeral. ci ndorteelam ci basket bu Sénégal Cheikh Bamba Diallo ràññeeku na bu baax arrière bu AS Douane bi dugal fanweer ak ñetti poñ ci ndamu équipe am bi am ci kanamu ISEC Sport 87. ci 44. ni ma préparé saison bi parce que teel moo nekk son premier match saison bi préparé naa ko bu baax maa ngi doon entraîné ay équipe bi même que joué ma sama premier match parce que qualifié wu ma woon coach bi mi ngi ma doon boole si équipe bi entraînement doonu ma woon génne comme mënu ma woon joué mais mi ngi ma doon bàyyi may entraîné équipe bi ba xam nga xam ne am naa benn déggoo ak ñoom bu baax tey moo nekk sama premier match te xam nga équipe bi ñëpp jàppale nañ ma ñu ngi ma doon paas. lépp si ñoom la quoi parce que ñoom ñoo doon jël bal bi di ma ko jox man ma koy sànni suñ ma paasul woon bal bi du ma ko mën sànni tamit écarté wuñ ma si match bi bàyyi nañu mu joué xam nga c'est intégré naa bu baax quoi. joueur AS Douane bu bees bii di Cheikh Bamba Diallo mu ngi nekkoon di basket
fële ca Amérique. année bi ma génn nii maa ngi woon États-Unis maa ngi woon université doon joué foofu si première division nekkoon école bu naan American University foofu laa nekkoon di jàng di basket foofu ren laa pare foofu jàng après ma décidé dem si combine BAL bi mooy baal bi après si la ma douane woo wax ma ni mu dafa bëgg ñu signé ma ñëw joué si baal bi ak équipe douane bi si la. moom mi bokk ci liste gaynde yi ñu jël ngir pàcc bu mujj éliminatoire Afrobasket 2021 bëgg na jël raaya yëpp fii ci Sénégal. ma fi ñëw fekk fi gars yi jël coupe xam nga te loolu lañ bëgg mu continuer ñu gagné coupe yi fi nekk yëpp incha allah. laataa mbébétam bii di antu Cheikh Bamba Diallo fësal na boppam bu baax ci basket du Sénégal juróom-ñeenti 3 points la dugal ci jogante bu njëkk bi mu bokk. Cheikh Sadibou Diarra bala ñuy tëj jotaayu xibaar yi xibaar bu ñu dab jëm ci candidature bu maître Augustin Senghor ngir doon président confédération africaine bu football nee nañu candidature am waa FIFA kon validé nañu ko xibaar la boobu des na ko topp gën ko yaatal. foofee la ñu yem ak yéen ci xibaaru timis yi ci télévision Futur Média amoon mbégte mu yaatu àndoon ci ak yéen xibaar yi dana del si 20h ci nasaraan lay doon ak soxna Assou Mbène Thioub mbokk yi yàlla nañu yàlla dolli jàmm ñu fanaan jàmm.